Ibrahima Fall ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk yi di rafetlu topp bi nga xam ne yéen a ngi koy topp seen émission penc mi mbokk yi nag duñ ne guléet xëy na waaye nag ngir xëy na gën a jege askan wi ak it fexe ba nga xamee ne danañu jàppale askan wi ci lépp loo xam ne jëm na ci li ñu naan développement wala boog jafe-jafe askan wi ak fépp fu mu ti doon gis ngeen cadre bi nga xam ne moom lañ defee penc mi mbokk yi nag tey ji am nañu mbégte dalal Ahmed Diallo nag mooy président Ngeexoox bu bees moom Ahmed Diallo nag ndaw la loo xam ne day yëngu ci wàllu politique waaye bu loolu weesoo ci wàllu métier mu nekk ingénieur en informatique samp mouvement bi ñu duppee Ngeexoox bu bees ngir mën a taxaw askan wi alors monsieur Diallo salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp. di beral nuyu waa campement Ngeexoox. di beral nuyu aussi quartier bi ñu nekk. du Guy Lamb di quartier boo xamante ne mooy xolu Ngeexoox fii la Ngeexoox sokkeekoo. fii la lépp tàmbalee. te lépp lu liggéey di tàmbali Ngeexoox. tamit fii tamit daf si am wàll. ok mais problème bi mooy dafa am affaire bu ma jaaxal da nga ne Ngeexoox bu bees mouvement Ngeexoox bu bees qu'est-ce que vous voulez dire da ngeen bëgg wax ni par exemple ña fi nekkoon liggéey ay jamono ay ati at di seen i papa di seen i waajur di seen i maam la ñu defoon baaxul ba tax tey ngeen ne Ngeexoox bu bees lu ko waral loolu. xam nga Ngeexoox daa war a bees te soo xoolee xam nga ne beesul donc loolu mooy gis-gis da ngay dëkk si dëkk gis am nu muy doxee mais daa am ñoo xamante ne dañuy nekk si mbir ay at dëkk bi mel noonu te duñ ko jéem a changé dañuy jàpp ne c'est normal. ñooñu ñan la par exemple. fii gis nga soo xoolee Ngeexoox nu mel ni xam nga Ngeexoox en 1972. Sénégal dañu ne woon dañuy tànn ay arrondissement pour def leen ay modèle bu ñuy commencé décentralisation ñu tànn Ngeexoox ak Thionck-Essyl ñu nekk modèle ku ñu xool nan la ñuy def les politiques de décentralisation mais Ngeexoox fu ñu ko doon xaar eggu fa parce que soo xoolee bu njëkk ba commune yu nekkoon autour yëpp si Ngeexoox lañ bokkoon mu nekkoon arrondissement bi léegi ñun ñëpp dem nañ ba am seen nekk seen autonomie nekk ay commune te soo xoolee ñu romb Ngeexoox te lépp fii la bàyyeekoo donc am na liggéey bu fi waroon am amul mais lu si ëpp solo mooy fan yu mujj xam nga ba 2014 am na benn dynamique bu am ba nit ñi bëgg a changer mais dañ fiy teg ñoo xamante ne amuñu gis-gisu liggéey. maanaam boo wax ne les autorités locales nga bëgg a wax wala. maire bu fi nekk fekkee da nga bëgg wax ji leer maire ji neex Pape Songa Diouf mënul liggéey amul xam-xam. amul gis-gis. loolu xam nga loolu yàgg nañ di ko wax. kan may ma eggali après ma eggali foofu. loolu yàgg nañ di ko wax. yàgg nañ di ko démontrer. def nañ ay émissions yu bëri di wan ne dëkk sooy fal nit ñetti critères ngay xool mooy ndax am na. léegi nag waa Ngeexoox yëpp xam nañ duñu naatable ne xam-xam moom kenn du naatable amu ko mën-mën kenn du naatable amu ko njub amu ko donc loolu noonu nag soo bëggee nag émission bi ñu dugg si ma détaillé la ko day gudd xam nga tax bëgguma ko détaillé dinaa si ñëw mais xam nga tax bëgguma si woon dugg sax parce que def naa ay émission yu bëri dugg si détails yi donc loolu day mel ni répétition te ñun lu ñu ëppal solo mooy lan la ñu bëgg a defal Ngeexoox mais suñu ñëwee tout le temps di wax si koo xamante ne mënul léegi dama la koy tënkal xaaral ma tënkal la ko dëgg la xaaral ma tënkal la ko gis nga xam-xam ñaar moo am bu nga jàng si nasaraan wala bu nga jàng ñett sax la ñuy wax bu nga jàng si nasaraan bu nga jàng si arab wala bu nga jàng ci àddina ak nit ñu lay wër donc moom soo ko saytoo bu nasaraan bi amu ko bu arab bi amu ko te ñu ko wër amuñu xam-xam donc foofu mën nañ ko éliminer. Pape Songa jàngul mais loolu ñëpp xam nañ ko. mais jarul ma koy wax d'accord mën na la xam nga loolu noonu détail la. nee naa la jàngum français amu ko. jàngum arab amu ko ñu ko wër jànguñu te ñett yooyu noonu la ñuy sukkandiku pour am xam-xam maintenant ñàkku xam-xam sax du problème mais soo amee xam-xam da ngay am bëgg-bëgg. soo amee bëgg-bëgg bëgg sa dëkk ànd ak ñoo xamante ne xam nga Sénégal am na ñoo xamante ne jànguñu école tubaab mais jàng nañ arab ku si mel ne Serigne Mboup jàmbaar la Bawol yu nga gis ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñu ngi defar dëkk bi te pourtant du question de jàng ak yooyu mais dafa nekk critère boo xamante ne comme diine l'islam suñu dañoo ñu ñëpp jiite jot dañu xool ku gën a jàng moo jiite donc da si nekk critère bu am solo même su nekkee sax nekkul loolu rek la ñuy xool mais bu si topp beneen bi mooy mën-mën bi lu ñuy wax compétence ci tubaab
mën mooy yow lañ dénk mbalitu dëkk bi est-ce que mbalitu dëkk bi dox na yow lañ dénk ndoxu dëkk bi est-ce que ndoxum dëkk bi dox na. mais maa ngi dégg temps yi passé ci wàllu ndox mi mu ne saisir na ñi mu war a saisir moom Pape Songué Diouf ñi mu war a saisir muy maanaam autorité yi war wàllu extra mais ñooñu lay xaar est-ce que jàppoo aussi que moom dafa am fu limitam yem ba tax peut-être. moom bu mu faloo ba léegi day xaar parce que dafa jàpp ne liggéeyam xaar la ak ñaan xam nga xamul rôlu maire dem ne ñaan naa président ñaan naa ministre yi alors que waa Ngexoo daa am lu ñu ko dénk mu wax ko doxal gis nga suñu la dénkee doo nekk di naan président lii ministre yi lii yow la waa Ngexoo dénk nga war a doxal seen ndox doxal ñuy mbalit gi mais na def liggéeyam ba pare daa bokk ci parti moo tax liggéeyam en tant que maire la des a doxal loolu noonu soo xoolee dëkk bi rek domaine de compétence yi ñu jox collectivité territoriale yi jox ko mairie yi 9 domaines yi soo xoolee benn dox si soo demee si wàllu nu ñuy joree këyit affaire suuf Ngexoo da nga jënd sa terrain ñu jox la nga war a am mutation nga dugal fekkee faneen yi benn semaine wala ñaari semaine mu mot mais moom dina mot 2 ans wala 1 an doo jot donc loolu noonu xam naa dañ defaat beneen émission ñu dugg si mais bëgguma woon sax ñu yàgg ci beneen bu topp mooy ñàkk njub gi ak ñàkk leer parce que yow code des collectivités territoriales boo xamante ne mooy loi wu Sénégal moo ne bépp doomu Sénégal wala bépp doomu gox gi am nga droit nga jug dem ba ca mairie ba nga leen yéen ñu ñëw leen dénk te lu ñu leen dénk da ngeen am ay décision yu ngeen fi jël kon jox leen ñu këyit yooyu ñu xool donc document yi bépp délibération bu ngeen fi def bépp arrêté bu ngeen fi jël bépp budget bu ngeen fi jël bépp compte administratif bu fi am loolu noonu askan bi moo ko moom war na saa yu ko neexee mën na ñëw laaj ko ñu jox ko léegi loolu man depuis décembre maa ngi koy laaj mu bañ barki démb laa fa dem di ko laaj ñoom ñu ñëw dem seen yoon bañ ko joxe ma yónnee ko huissier di ko topp pour mu joxe ko mu bañ lan lay nëbb foofu non en tant que citoyen tuma tour citoyen moo fa nekk mouvement yoon moo ko maye bindal nañ ko article yëpp wax ko yoon fu mu lii mais léegi loo xamante ne ñoo ko moom soo demee yeneen dëkk yi yeneen maire yi ñoo ñëw sa kër di la ko jox balaa nga leen koy laaj léegi moom muy bañ joxe nu mu yoree Ngexoo nu muy làkk donc loolu noonu ñetti critère muy noonu xam-xam mën-mën ak jubal mooy leeral donc ñett yooyu noonu dañ ko si saytu point par point nekkul nag di ko wax ndax dañ ko contre wala yooyu mais dañu saytu loo xamante ne mën nga si teg sa baaraam luy wan ne loolu éliminé nañ ko donc maintenant léegi ma jeexal si foofu noonu ñu commencé faneen donc maintenant soo xoolee loolu ak campement Ngexoo di nga xam ni doomu Ngexoo yi jot na jóg parce que jóg dafa jot pour changer campement Ngexoo beneen problème mooy xam nga généralement c'est vrai que les hommes politiques ku nekk booy wut da ngay faral di gis sa sikku morom mais ndax jàppoon ni yow da nga teel a song maire bi da nga koo teel a song jàppoon da nga koo teel a song waaw jàppoon ni peut-être mënu ngaa xaar ba ci kanam maanaam xaar ba ci kanam ba jàpp ni xëy na am nga assez d'éléments ou bien assez de vraiment taxawaay bu tax nga war a mën a song maire bi maanaam assez d'expérience lay wax. maire bi maa ko ëpp expérience. mais Pape Songué bu la mënul jur xëy na nit ñi. non expérience du am na ñoo xamante ne dañuy juddu dem ba nekk mag duñ def dara lu am njëriñ. ok expérience mooy nga teel a bëgg doxal sa dëkk man fay fu ma toog lu may wax nit ñi. mooy dëkk bi di campement Ngexoo fii laa juddoo màggee fi yaroo fi. sama papa juddoo fi màggee fi yaroo fi papam juddoo fi màggee fi yaroo fi maamaati maama moo fi ñëwoon donc dëkk bi dafa am fu mu nekk sama xol bëgg dëkk bi maintenant dëkk bi fekkee xam-xam am na ñoo xamante ne ñoo ma ko fi ëpp fuuf fekkee alal am na ñoo xamante ne ñoo ma ko fi ëpp fuuf mais lenn laay xëccoo si dëkk bi mooy bëgg dëkk bi jàpp naa ne kenn du ma gën a bëgg dëkk bi te bëgg dëkk boobu moo tax dépp ñu mën ñu ngi nekk di xeex pour dëkk bi ñu ngi nekk di wut pour dëkk bi te lépp lu ñu yàlla may ñu joxante ko ak waa dëkk bi donc loolu noonu mooy bëgg-bëgg di expérience te campement Ngexoo xam nañ ni parce que ñu nekk di def te yàlla te joxaguñ ñu dëkk bi parce que loolu la ñu gëm loolu mooy philosophie Ngexoo bu bees mooy def politique de développement après attaqué aspect politique boo xamante ne affaire élection la mais balaa ñuy fal ñu ngi lijjanti dispensaire yi defaraat nañ ci école yi ñu ngi lijjanti ñu ngi defar table banc di joxe ay fourniture ndox bi ñu ngi ciy góorgóorlu ak lépp loo xamante ne mu ngi doxal dëkk ñu ngi koy def donc loolu dañ koy continuer mais nag suñu boolee loo xamante ne ñëpp ñoo ko bokk muy alalu Ngexoo ñu jox ñu boobu ngeen xam ne dénk nañ ñoo xamante ne xam nañ liggéey mën nañ liggéey te am nañ expérience. dama la laaj sànq ne la lu tax ngeen fal maire bi nga ne booba dañoo wax da ngeen xamul woon
mais yow it mbaa da nga nekk di raam rek comme moom parce que aussi da nga nekk di raam moo tax am noo waxee am noo defee ëllëg boo jekkoo yëf yi mbaa du mel noonu. da nga gis àdduna am lu xaw a nduróo. waaw mais bokkut. gis nga moom. waaw bu muy ñëw Ngexoox di laajte. pourtant de waa Ngexoox amoon na lu ñu mën a xool ba duñ ko fal. comme lan suñu xooloon xam-xamam benn duñ ko fal suñu xooloon si paasam yenn yi duñ ko fal maintenant ak lu mu doon doxalee xam nga ñun ñu ñëwee di def ay politique de développement di jéem a defar loo xamante ne si éducation bi la si hôpitaux yi la di fayal xale yi formation mooy wane suñu vision déjà balaa ñuy ñëw yoon bu ñu nekk groupement de famille leen defal formation di leen jàngal ñu am autonomie donc ñun suñu projet de développement déjà luy développé Ngexoox ñu ngi koy doxal balaa ñu ñëw moom balaa muy ñëw Ngexoox daful loolu yëpp donc moom lu mu doon wane mooy neexal kii mais ay projets yoo xamante ne dañ koy développé di former xale yi xam nga moo tax yoon ngi bokkul mën na nduroo donc ñun ci wutin gi déjà différence am na si complètement nu ñuy doxalee ak moom nu muy doxalee bokkul moom dafa jàpp ne xam nga si ay waxam souvent da koy trahir parce que su nekkee di liggéey di politique di defar lu ñuy def wala di wax ne moom lu muy def nekkul si yoon day ne xale yi mënuñu politique xaama jàngal leen ñoom dañu war a xawma di suy ay cox di gën a topp ci xam nga wax ji ñaaw jooju muy wax parce que moom loolu la jàppee nit ñi amul si ñoom cër. fàttali leen ni sunu gan di Ahmed Diallo président Ngexoox bu bees nekk it ingénieur ci wàllu informatique alors mu mel ni sànq dama dégg ci sa biir wax nga ne da ngay candidat ci mairie bi waaye ma bëggoon xam ci bu njëkk yow da ngaa féete ci ku jigi wala ci mouvance présidentielle. bokkuñu ci parti pouvoir. loolu am na Sénégal ah bon. ah non. waaw fu ñun lañ féetoo xam nga fa lañ féetoo. d'accord soit vous êtes opposant wala soit vous êtes mouvance wala da ngay bañ Macky Sall mere la. fii ci campement on est opposant ci kaw Sénégal ànduñu ak Macky Sall te duñu mën a ànd ak moom loolu nga bëggoon dégg. kon wax jooju leer na ànduma ak moom te du ma mës a ànd ak moom. tax du ànd ak Macky Sall. mënul liggéey. donc yemoo ci songe mais da nga song aussi. ànduma ak Macky Sall te du ma mës a ànd ak moom ñun lu ñuy def ragaluñ ko xam nga ñun Sénégal. waaw day ñëw di politique di jéem a am lu muy def di naxate donc ñun naxuwuñu naxewuñ de ñun dañu am suñu projet politique gëm fii campement Ngexoox ne politique da am nuñ koy defee xam nga Sénégal nga gis nit jóg rek ne dama bëgg a nekk président te amul base damul wuti dëkkam def fa dara ñun gëmuñu politique boobu lu ñu gëm mooy képp kuy politique sa dëkk nga ko war a commencé. cas du président quand même. ma ne waa président c'est pas son cas. mais moo tax ma ne ñun lu ñuy gëm. képp kuy politique sa dëkk nga ko war a commencé acteurs politiques yëpp ñoo war a dem seen gox yi seen communes yi politique fa parce que foofu y a des problèmes à régler parce que politique nekkul xëccoo nii rek wala am visibilité médiatique da nga war a am base fexe ba ñuy régler problème yi fexe ba ñuy lijjanti problème yi loolu soo ko defee rek di nga yaa ngi politique parce que mooy lu ñu bokk ñu lijjanti ko mais soo nekkee ci kaw di wax yoo xamante ne c'est un peu abstrait di nga xeex te du réglé wu yaa ngi xaw a sori vraiment très bien la gestion du président Macky Sall satisfaire la sa gestion et temps yi surtout encore ni muy wootee les jeunes comme vous par exemple ay ndaw fas yéene def ay projets et tout cela donc loolu doy la yow. non président Macky Sall mu ngi def lu mu mën président Macky Sall défaut bu gën a mag mooy dafa dénk ñoo xamante ne mënuñu dafa dénk ñoo xamante ne dañuy doxal lu dul yoon te da leen ciy bàyyi. xam nga moom mu ngi góorgóorlu ci vision am mais soo xoolee ñu mu dénk mënuñu ba pare mu leen ciy jàppale. donc parce que bu dee bay dénk nit mënul mu ko ciy jàppale. fóotam la donc benn ñi rek. fóotam la gis nga problème mu dëkk bi yëpp. waaw fóotam la su fi tegoon ñu mën parce que Sénégal ñàkkul ñu mën. su tegoon ñu mën. ñuy pexe di góorgóorlu dëkk bi dina gën a dox. mais gisoo aussi sa coloration de trop Ngexoox du la yàqal parce que vous êtes un jeune politique vous dites boo ko nar a yemale Ngexoox tu deviens un peu benn mbiru local quoi est-ce que. xam nga àdduna lépp choix la xam nga man su ma neexoon. ma ne am naa jàng bu war. mun naa dem ci média yi. mën naa jàng wax. dem def politique comme ñëpp nekk Dakar di wax ba ñu fal ma. ma ne Ngexoox daal mënu ma fa am dara wala jarul ma fay sonn mais tànnuma lu gën a yomb lu gën a metti laa tànn mais loolu laa gëm. toog ci base bi fii. ba Ngexoox changé ba waa Sénégal gis ne doomu Ngexoox yi xeex nañ ba Ngexoox changé pourquoi pas ñun. boo ko defee képp ku jógati di politique. toog si kaw di wax ñoo la fekkee da nga bëgg Sénégal demal sa commune. parce que sa commune am na ay problèmes yoo xamante ne li tax kaasoo ko. li tax lijjanti woo ko. soo lijjantee loolu ba pare. ñu àndandoo ñun ñëpp. lijjanti lu xew Sénégal. léegi sax da nga ne yow doo ànd ak Macky Sall donc ça voudrait dire que mën naa jàpp ni ko yaa ngi ci kaw opposition. mën nañu wax maa ngi opposition fii si Ngexoox maa ngi opposition au niveau national. bokkuñu nag benn parti politique. je veux dire coalition des opposants quand même yaa ngi ci. bokkuñu benn parti politique bokkuñu benn coalition mais ce qui est clair mooy Ngexoox fii ni muy doxee. opposant lañ fi mais nag daa am leneen lu ëpp solo opposant dama koy wax ñun soo gisee nu ñu doxalee ñetti mbir la
on est des opposants mais loolu moo mujj mais on est des proposants. Vous proposez même. On propose énormément de choses, on critique. Parce que foofu laa bëgg non on critique. yaa ngi critiqué sa mère mais indi ko solution. Attends xaaral ma eggali. On critique. waaw on propose. on fait c'est les 3 piliers. on fait fi ñu toog nii gis nga lu ñu def ci dëkk bi waa dëkk bi gis nañ donc ñu ngi def ñu ngi proposé ñu ngi opposé wu donc ñett yooyu noonu mooy politique bu bees bu ñu bëgg a indi ñëpp nekk ci. parce que politique mënul yam ci critique kese da ngay jëf di proposer di opposé wu. maintenant si proposition yi nee naa la dañ fi taxawal lu ñuy wax les assises de Ngexoox de la ville de Ngexoox mu ngi en cours. donc ñu nekk ci phase diagnostic bi. ñu xam seen dëkk bi loo xamante ne maire bi xamu ko ci parce que moom talu ko. mais est-ce que impliqué ngeen ci maire bi aussi. yónnee nañ ko ay lettres xam nga kilifa goo xamante ne talul loolu. kooku loo ko boole sax su ñëwoon du ci am njëriñ ju bëri en tout cas jox nañ ko lettres yi dem nañ fa yóbbu fa enquêtes yi mais enquêtes yooyu yëpp arrangé wu leen parce que données yu génn yëpp day wan ne liggéeyuñu parce que ñu ngi bëgg a wan ne éducation bi fu mu yem santé bi fu mu yem loolu noonu yëpp après si la ñu ànd ak population ñoom ñu wax ni lii moo am ci dëkk bi bu ko defee ñu def proposition yi expliquer Ngexoox fii la toll fii la jëm donc ñu ngi ci démarche boo xamante ne c'est pas benn démarche bu solitaire projet de société la ak waa campement Ngexoox yëpp société boobu laa boo ñëw parce que sànq ba léegi c'est vrai que maa ngi lay bàyyi ngay critiquer mais aussi moi ce que j'attends de vous mooy après avoir vous écouté nga am loo exposé ci wàllu difficulté et critique mooy les solutions ku ne xam na ni généralement au niveau du Sénégal les jeunes ont tendance toujours à daw dem Dakar exode rural parce que tout simplement amul liggéey kooku du Ngexoox kese mais généralement région yu bari ci Sénégal liggéey amul xale dañu fàq di daw est-ce que yow sawal bopp am nga un projet ici à Ngexoox boo xam ne quand même au moins sur 1000 jeunes yu dëkk Ngexoox mën nga téye 500 yi quand même mën a toog liggéey fii. waaw xam nga au-delà de projet personnel déjà pour commune bi suñu projet pour Ngexoox création emploi moom c'est au cœur. jaaree ko ci groupement de famille ak jigéen ñi ak ndaw ñi. déjà non financement mooy formation xam nga la mooy créer emploi. nga xool problème. soo xoolee problème nga ne problème bi dañ koy lijjanti. lu koy lijjanti ay nit ñoo koy def nit yooyu ngay employé ñu nekk salarié ñu liggéey donc xam nga problème yi nekk ci Ngexoox identifié nañ ko donc mbalit bi am na problème mu consommation lu jëm ci jigéen ñi lu ñuy utiliser ci marché beeg yooyu lu ci bëri dara jugeewul Ngexoox dañ koy jënd ci feneen ñu ko mun def war nañ ko mun def Ngexoox ne serait-ce que marché bi produits alimentaires yi savon yi eau de javel loolu noonu yëpp waa Ngexoox am nañ capacité defar ko c'est pas des produits exceptionnels loolu soo formé ay nit ñu def ko suñ ko defee ba pare nga dem def collaboration ak jigéen ñi ak marché yi ak boutique yi ñuy jaay produits yi waa Ngexoox defar yaa ngi créé ay milliers d'emplois déjà et si loolu lañ nekk ñu ngi formé jigéen ñi ñu mën defar eau de javel mën defar saabu mën defar ay produits alimentaires yu si mel ni ay céréales mën defar ay boissons yoo xamante ne c'est purement au niveau local loolu noonu yëpp léegi loolu waaw les production bi nag après il y a aussi ce qu'on dit la vente. waaw production après non c'est ça mais production su amagul vente du am parce que déjà am na ñuy jaay fii te nit ñi ngi jënd ñu jaay fii lu ñuy jaay fu ñu koy jëlee faneen lañ koy jënd jee xam nga tey soo duggee marché Ngexoox fruits ak légumes ñu fay jaay yëpp dañ koy jënd ci faneen te pourtant Ngexoox am na suuf am na ndox bu doy bu ñu ko mën a produire foofu donc soo ko defee ñu koy jaay fii déjà tu crées de l'emploi et de l'argent reste à Ngexoox donc idée yooyu xalaat yooyu yëpp mu ngi fii ce qu'on veut c'est parler que des femmes mais il y a les jeunes aussi non xam nga jeune qu'est-ce que vous réservez aux jeunes par exemple non jeunes yi lu ñu leen di proposer ci liggéey bëri na am na ñoo xamante ne dañoo am métier ba pare ñoo xamante ne ñu ngi ci affaire menuiserie métallique ñu nekk ci électricien déjà ñun formé nañ ci ñu bëri parce que dañ leen fayal centre formation professionnelle ñiy génn am seen diplôme mën a liggéeyal seen bopp maintenant loolu moo des ñu organiser leen organiser ba pare ci benn genre GIE wala organisation ñu jël financement pour ñu mën a attaquer marché yi parce que professionnalisme dafa jaar yoon pour nga mën a am yenn marché yoo xamante ne marché professionnel la donc di nga mën a dugg ci loolu noonu léegi dëkk bi am na ay problème nit yi ñu ngi tabax nit yi ñu ngi defar seen i courant nit ñu ngi defar seen i mbedd mais loolu dañu bëgg ñu ko mën liggéey ci dëkk bi ñu ràññee leen ñu xam seen professionnalisme ba tey man ëllëg su ma bëggee defar dara du ma jàpp ne amul Ngexoox ma xëy woo sama benn xarit bu nekk Dakar bu ñëw di ko defar te alors que am na Ngexoox donc liggéey ñu war a def Ngexoox ñu ngi fi nañu fexe ba doomu Ngexoox di ko defar. Je crois que ce programme bi doy na sëkk ci mën a téye les jeunes ici à Ngexoox. non nga Ngexoox suñu ko joxee ba ñu nekk ci liggéey
du ñu ne jeunes yëpp nañu am liggéey de mais ñu bëri saa yu xëyee nañu am lu ñu def parce que non liggéey non emploi salarié yu am solo loo xamante ne mooy jëmal dëkk bi Ngexoox kanam parce que dëkk bi soo amee budget bi da ngay choisir lan mooy priorité yi lii social lii nga def ko ci investissement pour création d'emploi lii salariés yi mais ñun dañuy priorité investissement création d'emploi que ce soit avec les femmes que pour les jeunes et maintenant liggéey nekkul lu manqué xam nga fa la liggéey di manqué dëkk boo xamante ne lépp defar nañ ko ba amatul lu ñu defar fii nag gis nga ne lu ñu war a defar bëri na donc lu ñu war a defar comme bëri na liggéey dina fi bëri maintenant priorité bi fan lañ koy orienté budget bi ba jox ko jeunes yooyu ñu liggéey yu nekk ci dëkk bi loolu mooy wax bi te loolu fas yéene nañ ko def. voilà sa kaddu gu mujj Ahmed Diallo émission bi jeex na. waaw kaddu gu mujj mooy sant waa campement Ngexoox di leen gërëm di sant waa campement Ngexoox di leen gërëm di sant waa campement Ngexoox di leen gërëm. lépp ngir ñoom la te lépp ngir ñoom lay mus a nekk. mbokk yi kon ñu ngi leen gërëm di leen sant seen émission Pencc ci beneen numéro jërë ngeen jëf salaam.